ci réew mi. amiin. ñu ngi nuyu mboolem internet yi comme niñ ko waxee doyen Samba ni ki tey jii bateau le Joola am ñaar fukki at ak ñett ginnaaw bi mu suuxee septembre 2022 doon bis boo xam ne saa yu ñëwee rek ñuy fàttaliku jéye ju metti ji nga xamante ni am na ba sénégalais yi wala sax ba ñu bëri ñàkk ci seen bakkan. waaw muy ay événement yu douloureux gannaaw ba ñu rombee ñaar fukki at ak lu teg. tey on ne peut pas dire que tel est responsable tel est responsable. déedéet amul benn responsable. ce qui est dommage. drame bu toll noonu ay junni nit ñàkk ci seen bakkan. heure bi waroon na fekk ñu xam concrètement ñu situer les responsabilités. tey ñu ngi masawaat njaboot ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seeni ay jegeñaale ci bateau le Joola boobu. muy des moments très 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 tristes très douloureux. Ouais. parce que man yàlla dafa def bateau le Joola mu fekk ma nekk reporter. ndeysaan. ba mbir mi amee. bokk naa ci ñu njëkk a dem arsenal de la marine. on a vécu des moments yoo xam ne pendant des années da ngay toog ba guddi sax image yi di ñëwaat. parce que ñun dañoo nekkoon foofu doon am de temps en temps des informations mais da ngay gis borom ku jóge fële rek ñëw fekk la fi nga taxaw mu poñe la di la laaj ay mbokkam. parce que jàpp na ne yow journaliste bi am nga ay information yoo xam ne moom amu ko. et on l'a vécu plusieurs fois je me rappelle ndeysaan une dame bu amoon ay doomam yu boomoon colonie fi ma taxaw yor samay feuille di wax en direct téléphone fa la ma fekk rek daal di may songu. dama bëgg xam samay doom fu ñu nekk sama doom fu ñuy nekk boole ko cri de cœur bu extraordinaire et finalement ñu waxtaan ma ne ko ñun de xamuñu ci lu bari dañuy toog nii rek. di jot ay info di ko jàllale mais xamuñu ci lu bari. et malheureusement je pense que 2 ou 3 de ces enfants yu bokkoon ci affaire bi. dañoo mujj faatu ci bateau le Joola. et femme boobu on a gardé les relations. ba jamono yi muy dem ñu koy assister psychologiquement dañu doon déggante. daanaka ci at yi ñu génn rek laa amatul ay nouvelle am mais pendant des années dañ doon déggante parce que moom muy frère am ak doomam yi yóbbu woon frère am bi yóbbu woon doom yi ak doom yi yëpp a ñàkk seen bakkan ci kii boobu donc c'était une situation très douloureuse ci moom ba finalement daf ko jàppoon psychologiquement mu doon dem di def ay traitement. Bref c'était des moments douloureux. Très douloureux. Mais mu nécessité woon nag à l'époque une introspection. Un changement de comportement. Mais malheureusement on en a parlé au début on a essayé un peu de changer suñuy comportement mais gis nga ko au bout d'une année ñu delluwaat ca lañ nekkoon. muy laxisme muy négligence muy manque de responsabilité ci penc mi. et malheureusement une fois encore on vit des situations mais duñu ci jël jamais de leçon. parce que bi événement bi amee les premières conclusions yi ñu tiré mooy c'était une question de surcharge. surcharge boobu nit ñi yàgg nañ ko gis ci bateau bi. kenn dénoncé wut. c'était une question de défaillance technique nit ñi seetlu woon ko ci bateau bi mais kenn dénoncé wul bi mu amee nag la ku nekk di wax. et à l'époque je me rappelle très bien question surcharge bi ça avait un peu heurté les consciences ba nga gis ne jamono jooju car rapide yeeg njëkk njaay yi dañu aaye woon sax surcharge mais c'est au bout de 2 semaines que les vieilles habitudes et les mauvaises habitudes revenir sur la place publique. te loolu mooy continuer ba tey jii ñuy wax nii. mooy ñun Sénégal on ne prend jamais leçon ci li ñuy arrivé mën nañ ci wax mën nañ observer des moments de soi-disant des moments yoo xam dañuy foog ne
am na lu ñu retenir am na lu ñu jàpp fekk jàpp ñu dara et c'est dommage que aujourd'hui après 20 ans et quelques yoo xam ne événement bi am na on continue les mêmes pratiques le même laxisme les mêmes négligences moo continuer di am comme si on n'a jamais vécu cette tragédie là ñu ngi ñaanalaat ñi faatu ci bateau le Joola boobu di masawaat ñi nga xam ne ñoom ñooy njaboot ñi ñàkkale ci li nga xam ne moom mooy bateau le Joola et une fois encore chaque moment bu ñuy célébrer anniversaire am dafa war a nekk ci Sénégalais yi un moment d'introspection dafa war a nekk ci Sénégalais yi moment boo xam ne dañu war a xool ñun suñu dëkkuwaay zéro risque amul fenn zéro sécurité 100% amul fenn mais nag dañu war di sabablu et quand tu vois les mêmes pratiques ou pire moo amaat ci place publique bi tu te dis que on n'a rien retenu on n'a rien retenu de ce qui s'est passé ci bateau le Joola et c'est dommage c'est très dommage c'est très dommage c'est un moment très douloureux c'est un moment boo xam ne doo ko fàtte mënuloo ko fàtte mënuloo ko fàtte bakkan yi dafa bëri nag mais dans des conditions très graves Marieta bu la fekkoon jamono jooju ci nga nekk sur le terrain nga gis des fois da ngay toog ba si ak ñu ne la repêché nañ 2 3 4 corps bref man pendant des mois damay tëdd ba guddi les images revenaient comme ça donc ça a été un traumatisme tey accident boobu dofloo na ay nit tas na ay kër am na ñoo xam ne fi mu nekk nii fa lañ jaaree ba tey am des troubles mais on n'a rien retenu comme leçon ci loolu yal nañu yàlla di taxaw yal nañu yàlla di delloo suñuy xel yal nañu yàlla di dimbale ba nga xam ne lu mënti am rek nañ ciy def la ca war a def inchallah waaye nag ça aurait été bien que aujourd'hui ma ne ko ça aurait été bien aujourd'hui ci moment bateau le Joola bi ñu mën a tirer des conclusions claires par rapport à ce qui a créé cet accident là par rapport aux responsables tout ça mu nekk mu waroon nekk loo xam ne tey dañu waroon toog bind ko pour comprendre véritablement l'histoire du bateau le Joola mais on a créé des chansons on a écrit des textes on a parlé mais tey kan moo mën a wax concrètement ne lii moo sabab lu lii kenn mënu ko wax on a beaucoup parlé mais en termes de comportement qu'est-ce que ça a changé rien du tout absolument rien waaw sa micro mi ngi tàgg waaw tout à fait moom jàpp nañ ne bokk nañ si li ko waral te ba léegi ñu ngi wéy di nekk ci yooyu ñu ngi laa nuyu soxna Marie. siif nga di xew mi de. waaw. yàlla nangu boole ñu maa ngi ziare sëñ Samba Ndiaye. maa ngi lay ziare bu baax Gandiaye sa jasneer baax na de. merci beaucoup. yal na la yàlla di yokk xaalis. booy amee ay jasneer yu bëri. amiin waaye da ngay laqatuwaa ji parce que day bañ ku. sol jasneer waaw. jasneer dañ koy bañ ci. yàlla nañu yàlla dimbali. mais it di ñaan ne ndeysaan la pauvre presse. yàlla natt na leen. yal na leen yàlla tegg natt woowu. est-ce que dañoo natt seen bopp. non dama foogoon ne presse bi rek a mën a fen waaye ndeke njiit yi leen yàlla dénk sax si ñi ay fenkat lañu. subhanallah. loolu it yàlla loolu la ñu dogal yàlla loolu la dogal ndeysaan. d'accord yàlla nañu yàlla musal te may ñu ay njiit yu jub te ñemee dëgg te di ko wax loolu it c'est très important. il faut que gars yi am courage. ñeme dëgg te di ko wax ñeme dëgg parce que bay woote dëgg nag day fekk nga dëggu yow tamit yal nañu yàlla may ay njiit yu dëggu. amiin 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 te ñeme dëggu te ñeme ko nag. amiin parce que di woote dëggu te dëgguwoo dafa doy waar. te presse bi ndeysaan loolu la leen yàlla nattoo nag. ci jamono ji loolu dinañ ci ñëwaat ci yeneen jour indi ci ay détails décrypter it ay fen yi nga xamante ni gis nañu ne ay kilifa ñu ngi koy jàkkaarloog ay nit di ko wax di ko fen digg bëccëgu ndar kam ba pare di wane ne ñoom ñu dëggu lañ te nekk ci dëgg. yal na yàlla dindi leen ci posture boobu ñu nekk. amiin ñu bañ di nekk rek ci posture dañuy jéem a def dëgg te fekk ne dëgguwuñu loolu it lu mën a yàq am penc la. d'accord ñu ngi doon wax ci anniversaire bu bateau le Joola ni ki tey jii la def ñaar fukki at ak ñett ci ba mu suuxeek léegi doon loo xamante ni nag
lu nit dul fàtte la ndax bakkan yi fa rot daanaka dafa bëri lool. trop waaw. commencé d'abord di ñaanal sunu borom xare aljana ñi nga xamante ni dañu faatu te mu jaaree ci accident boobu ak famille yi nga xamante ni également ñoom ba léegi am nañu ay sekkal ci mbir yooyu ñu ngi rappelé wu le maire de nu mu tudd gox bi monsieur Diallo. moom xam ne daf ci amoon ay victimes mos na ko def kombaam ba yàlla moom ko tamit ndeysaan. mais li Samba wax loolu moom mooy li am solo. mais après toute chose ban leçon lañ ci war a tirer est-ce que tey surcharge wala indiscipline wala li waraloon li sooke woon diigu bateau le Joola ana lan la ci sénégalais bi tirer comme leçon est-ce que tey suñu comportement de tous les jours ak suñu jëfin ci circulation surtout li nga xamante ni moom moo jëm ci waruwaay yi est-ce que am nañu benn discipline moo xamante ni corrigé nañ ko à partir donc ci bateau le Joola bi juste après nag bateau le Joola bi gis nga mesures yi nga xamante ni moom la état jëloon. ci côté surcharge ak yenn yu bëri régulier ko ci circulation bi mais quelque temps après mu mel ni loolu yëpp dañ koy bàyyi. ñu ne yàcc na yasar. le maire de Dalifort voilà. Idrissa Diallo wallahi yal na fi yàlla xare aljana ak toute la famille. mu nekk ay mbir yoo xamante ni dañ ci war a tirer leçon mais est-ce que tey ñu ngi ciy tirer ay leçons. et jusque là mënuñu la wax comme ni ko Samba rappelé tout à l'heure ana kan moo nekkoon responsable lan moo indi woon jijee. kay amul dara. et ñu ngi compter léegi ñaata at te ba léegi mënuñu tirer au clair. cette affaire là yooyu nag mooy law bu boo gisee tey sax suñu comportement de tous les jours yi ñuy am ngay gis ne laxisme boobu moom mooy commencé am parce que punition yi nga xamante ni moom moo war bu amee benn jëye yooyu duy am. te soxna Marie xoolal lii xew fan yi ci penc mi ay dossier caaxaan ngay yëkkati bàyyi fi farata. te nag boo tàmmalee nit ñi ay caaxaan di fi bàyyi farata gars yi dañuy jàpp ne lépp loo yëkkati ay caaxaan la. ngel la waaye nañ ñu dimbale ñu def ci farata yi lépp li nga xamante ni war nañ ko def ci mbir yi mais ñu def ko ñu xam bateau le Joola ñan ñoo nekkoon responsable yi ñooñu ñu am punition yi famille yi nga xamante ni dañ leen war a endommager ak dédommager ak yeneen yi yooyu yëpp ñu def ko donte bakkan moom amul prix kenn mënu ko jënd déedéet te xoolal Idrissa Diallo xeex bi mu ci mën a yëpp ba tey xamul fan la bateau Joola di mujjee yal na yàlla yërëm na amiin amiin d'accord Samba ñu wax ci mbirum Madiambal démb on en parlait ak tweet bi nga xam ne def na ko di wane ni mu ngi France gis nañu itam Libération xëy xam ne ni Madiambal actuellement mu ngi France parce que mu ngi jaaree Gambie pour mën